déglooti sunu kër FM seeni kër laa man déglooti sunu kër nag tey ñëwaat na ak yéen di dalal gan bu mag ma ne gan bu mag tey Gambie am na gan Sénégal am na gan West Africa am na gan Africa am na gan addina bi yëpp am nañ gan ndaxte ki ñu ganale moo toll noonu ñu ngi koy ooyee honorable Essa nee nañ nag la nettali ci làmmiñu borom la dàqe mais dinaa leen introduire rek ak ci li ma xam kan mooy Essa xam nañ ne doomi Gambien la bu xelam màcc ci wàllu àtte ak wàllu droit mu liggéeyal réewam ci instance internationale pénale yi joué fa rôle bu am solo ba réewu Gambia ñu nemmeeku ko ci Essa wàññeeku si waat réewam soxla ko muy lu jafee gis mooy nit ku am yenn fonction internationale yooyu ba pare retourné waat wàcce vestam liggéey at that low scale muy ñëw TRCC biñ ko dénkoon compare ak fonction yi ñu amoon mu ñëw patriotisme jaral ko mu ñëw téye ko doxal loolu ba pare ñu ñëw ci jamono yi passé mu summeekuwaat wanaat waa Gambia ne sama réew mooy sama réew te kenn ëppale ko fi dara dama bugg a jël ndombo yi gën a kowe ci biir réew mi pour jiital réewu Gambia kooku la ñuy dalantel Mr Fall ñu ngi lay nuyu. Asalaamaaleykum. Mohamed naka ngeen def. jërë ngeen jëf ci dalal bi. Your Excellence tey suñu la doon laaj di la laaj yow yaay kañ nan nga ko mun a tënkale rek pour ñu wax ñu yow yaay. man de foog defe naa ne fi mu nekk Gambie ci ñi fa gën a yomba xam laa man de benn simple Gambien laa rek koo xam ne maa ngi juddoo Rankin Street ci diggi Banjul suma papa doonoon prof doon jàngale ci école yi nekkoon comme li ñoo wax headmaster ci Gambia mbaa school principal soo juddoo Rankin yaroo Rankin màggee Rankin dem Gambie laa defee suma étude yëpp high school dem université Sierra Leone jógee fa ñëw Gambie nekk avocat liggéey Gambie tuuti jógee fa dem Nations Unies liggéey international ay at ba pare del si Gambia def TRRC bi fi mu nekk maa ngi ni simeeku doon dugga si politique bi pour di laajte réew mi jublu si rek pour suqali réew mi kooku mooy Essa in a nutshell. jërëjëf Mr Fall lan moo waral tey ndax yow tey fekkoon ne da nga bugg bu fekkoon ne am pal rek moo la neex amoon nga as pal nga xam naa ne président bi am na yenn ndombo yoo xam ne soo ko laajoon aussi tam ci dëkk bi mun nga ko am mais lan moo la waral rek tey nga summi sa nga ngembu war a dugg ci terrain bi pour jël fonction yi nga xam ne moo gën a kowe ci réewu Gambie. mais gis nga sax benn ci problème yaago problème yi Gambie yi duñ jeex pour am stable internet sax diggante Gambie ak United States pour sax wax honest stable internet sax problème la ci jamono juñ toll nii xam nga loolu doy na waar Gambie problème yi du fa jeex Gambie yëpp xam nañ problème bi lan la first of all yaa ngi am problème yi dund gi seer na seer goo xam ne fi mu nekk ñi am xaalis sax mu ngi leen di coo customer baadoola yi yaa ngi am problème mu wér gu yaram lopitaan yi boo fa dem da ngaa fekk sax nit ñaa ngi tëdd ci suuf lal amul da ngaa dem yenn lopitaan yi jigéen yu wasin ñu ngi teg ay ñetta ba ñeneenti jigéen
ak seen doom yëpp ci benn lal da ngaa dem hôpital garab sax amul paracétamol sax léegi da nga koy jënda lu tuutee lu néewee néew ni gant mooy glove sax da nga am pour jënd ko mais nit ñaa ngee dee ci lopitaan yi ci loo xam ne jaru ko fi mu nekk Gambia lu la xoos rek da nga am pour daw dem Sénégal faju ji lu ko mooy mun nga see ñàkk sa bakkan loolu yëpp problème la nit ña fi mu ne da ngaa fayal sa doom mu jàng school ba jeexal ak school lim séeree mu jeexal grade 12 mënut a am liggéey su amee liggéey sax léegi mun naa am ni la ñoo fayeeku sax mu double na o double na o triple na yow sa doom jooju lu moo fayeeku loolu dafa tax sax mun na saxal jàng gi ne jàng gi sax amuñ njëriñ problème yi ci dëkk fu ci ne problème a nga fa corruption bi egg na level boo xam ne fi mu nekk it's extraordinary addina bi ñëpp a ngi koo wax Gambia fi mu nekk is listed as one of the worst countries to do business in the world bon ñun négative lañ am ci dëkk bi fi mu nekk dëkk bi mu ngi egga ci level boo xam ne it is just disturbing Gambien bu ma bañ na dog tuuti mais damay jël maanaam pin bi ma dot ko foofu pour waxtaan ak yow ci level boobu xam nga sànq dafa am benn kàngam boo xam ne sa xarit la sa doomu ndey la sa naataangoo la yéen ñëpp yéen a bokk Gambie mu ngi ko nekk suñu indirectis mu nekkoon honorable Congaan yore woon moom aussi tam ci wàllu kaaraange mu wax lépp ñu nafar laaj ko li nga xam ne mooy régime militaire yi ñëw Afrique régime militaire yooyu soo leen laajee ñu ne leen nguur gu bon civiliens yu bon corruption loolu yëpp moom moo tax ñun ñu futteeku jóge ci armée bi ba pare pour mun a jël pouvoir bi yow tey ci sa premier plan d'action bi nga xamee ne yaa ngi war a nekk président de la république tey soo ko nekkoon fan ngay commencer ci révolution institutionnelle yi waaw xam nga Gambie liñ ci war a liggéey dafa bari nit ki sax mun naa toog ne waaw fii moom fan laay tàmbalee waaye am na yoo xam ne dafa yomba mooy low hanging fruit si yooyu from day one rek mun ngaa start di leen attaque bi ci ëppa mooy government waste bi yàqa gi nekk ci nguur gi yàqa gi nag ñu bari duñ ko xam waaye yàqa gi ci nekk ci nguur xam nga nguur gi lim am ci oto du jeex benn ministre am nga ñetti oto loo koy doyee doy na rek ñu jox la benn oto pour nga boo bëggee am yeneen oto li jantil ko sa bopp lu tax nguur gi di war a jël ñetti oto di ko jox benn ministre ñëpp di ko essence boobu nguur gi sànni loolu yàq la loolu waste la nguur gi waruñoo jox ñëpp lu tollu noonu benn nit ñu jox la ñetti oto loolu dafa ëppa trop rax ci dolli mooy nguur gi seen oto yi niñ baree ak oto yooyu soxla yi ñuy daw yëpp doxuñ soxla nguur gi ñu ngi dox soxla keneen loo xam ne tam ci poosi keesi nguur gi laa jóge loolu beneen yàq la beneen yàq bi ci tegu mooy dangaa dem ci offices yi ñu ngi taal bagage yëpp lampa yeeg air conditioner si yëpp bàyyi noonu nit ñi fa war a toog sax nekkuñ fa ñeneen ñi sax dañoo dem bàyyi yooyu fanaan di demee noonu loolu yëpp luñ war a arrêté luñ war a dagal ñiy liggéey ci nguur gi ndax sax dañ dee liggéey si bari na si ñoo xam ne ñu ngi ci buggi government bi ñu ngi fayeku salari du ñuy liggéey si ñooñu ñëpp dañ leen war a identifier ñu dog loolu wees bi yàqa bi ci nguur gi dafa bari boo xam ne maara détaal suñ ko dagoon tey dinañu séeval xaalis bu bari xaalis bu du jeex loolu nit ki mun na koo def from day one te defaguleen dara waaw leneen liñ mun a def mooy am na luwaa yoo xam ne pour implement ko rek des na ci di real will of the leader of the head of state yu demee noonu nit ki mun naa from day one mu pass orders ne loi yi dañ leen war a implement because ñun suñ dëkk yi soo gisee ñuy dellu gannaaw lu ci bari mooy ñàkk a toppa loi bi ñëpp def lu loi wax rek
mbir mi dina jaar yoon mbir mi dina dox li ci ëpp nag mooy duñ toppa loi duñ def loi soo ñun corruption bi tam bokk na ci loo xam ne dafa gën a yàq suñ dëkk yi loolu from day one war nañoo mun a start attack corruption ni nga ko corruption nag pour xeex ko dafa métti parce que corruption dafa nekk animal boo xam ne dafa bari boppa soo dogee benn boppa bi it taxut affaire bi jeex taxut affaire bi dee soo da nga am pour daga boppa yépp ndax affaire bi mun a dee loolu nag du yomba so pour fight corruption Gambia dañ war a am multi-prong approach boo xam ne dina xeex banxaasi corruption yu bari loolu nag du yomba waaye am na yoo xam ne mun nañ koo def from day one mooy ñu ensure transparency dafa important suñu ensure transparency rek loolu dina wàññi corruption bi parce que kuy sàcca ku ko gis lay bañ transaction yi rek problème ñi gën ci l'hôpital bi mooy tilim gi ke ak dégg naa gaa ngi def set setal ci l'hôpital bi diggante o'clock ba 4:35 o'clock ñu ngi tuuri xam nga mel ni l'hôpital buñ doon clean di ko setal loolu amu fa woon parce que sinon ñu ngi koo clean di ko setal all the time ni ko noonu doof balit boo xam ne dina la jël ñaata awas ñii koo buub te jeexu so clean place yooyu noonu setalaat lépp yéen ay startaat mel ci office yi make sure ne nit ñi liggéey si nañ te bi ñu bal ko start ndéewo ba ay 10 o'clock suñ fa jógee route para say 12 tega na oo wan nga dem beneen nga bés bi jeex na liggéeyuñ dara xam nga loolu tam beneen yàqala ci government loolu yëpp yoo xam ne la dañ ko war a fal dañ ko war a arrêté nit ñi ku ñëw liggéey si li nguur gi li nga ko war a liggéeyal ñu fay la li nga war a maa ngi la bëgg a jël question bi ma am neneen lu ma la ko laajaate ndax yow mi nga xamee ne jiite woon nga benn commission ba pare bokk nga ci instance internationale yi ci juge ak ñi nga xamee ne mooy avocat yi gën a xariñ ci àddina bi li nga wax rek corruption du lu neex a xeex corruption fi ñu koy xeexee moom moo bëri yow tey su fekkoon ne da nga war a ñëw ba jël réew mi tey ndax di nga bés képp koo war a jël pour mu liggéeyal la mu def li ñuy ooyee déclaration de bien ñaata la am bi muy dugg ñu càmbar xaalisam nan la yem ak alalam nu muy yem suy génn tamit ñu lunjati ko seet ko ndax ci ponk yooyu d'accord nga ci ak man. waaw xam nga declaration of assets moom. benn intervention la boo xam ne mun naa dimbale réew mi pour mun a detect ñi nga xam ne dinañ sàcca xaalis ndax duñ sàcca xaalis. ñu bari ñu am naa gis naa dëkk yu bari ñoo xam ne def nañ ko te loolu dimbale na leen. so declaration of assets boobu fixe fuñ jaar ñu def ko parce que intervention bu important la waaye man jàngale na how to fight corruption in Southeast in Eastern Europe te di nga gis ne nit ñi dañ dee beat this declaration of assets parce que kon ka déclaré nga ne lii nga am doo pareetee def dara sa tur loo xam ne da nga ko sàcca so da ngaa ut so declaration of assets waaw xam nga assets ba pare foo jaar am yeneen système yoo xam ne di nga war a mun a monitor pour xam pour mun a detect ñi nga xam ne ñu ngi boo ñeneen pour denca loo xam ne la ñu ngi ko sàcca ñu ngi denca loo xam ne munuñ ko woon a amal seen bopp so waaye li ñoo gën a mun a dimbale really mooy ñu am transparency in government business soo amee e-government loolu mu dimbale la nga am transparency in government dafa really difficult pour ñu bari sàcca waaw ma daaneel ko ci nga xam ne moom moo nekk su comme feeñal nañ ko dina jafe pour nit ki sàcca waaye d'accord naa ak yow ne declaration of assets really important mécanisme la boo xam ne dinañu dimbale waaye nag système la boo xam ne gars yi dañ ko dee mën a biit ku ci seegay ma ne what about ñu establish comme ni ko yeneen réew yi tubaab yi di yoree ñoom niñ koy defaree mooy separation of powers judiciaire bi exécutif bi ak législatif bi ñu jox leen ku nekk sa ndombo tànk yoo xam ne di nga am doole
ñu xool loolu tamit nan lañ koy faram-fàccee pour nga xam ne kenn du jël rek aakimoo lu la neex rek nga def ko yow yaa judiciaire bi yow juge bi ci yow la dépendre ba pare législatif bi ci yow la dépendre mais loolu bu yàggee moo faloon buur yu njëkk ya ñooyem te loolu moo am Afrique ba léegi. waaw xam nga ci ñu système Gambie separation of powers am na ba pare. mun nañu wax ne time mun nañoo wax ne Yaya Jammeh amoon na doole goo separation of powers amoon ba tey nag constitution boobu lañ amee constitution bi ñu amee woon time Yaya Jammeh moom lañ amee ba mooy constitution boo xam ne président bi am na doole goo xam ne maara day taal nit ki mun naa toog sax wax ne suñ constitution bi amul clear cut separation of powers mooy separation of powers boo xam ne dafa leer constitution ne suñ constitution bi am na provision bu faa wax ne a judge may have his or her appointment terminated by the president in accordance with the mun naa daxa judge fu président bi mu ne daxa judge nag nga xam ne loolu amul separation of powers. Njawar maa ngi dalal suma xarit suma naataango ñun ñaar ñu seq plateau bi. voilà muy journaliste bu xareñ moom aussi tam nekk ca Los Angeles. Njawar dugal ci waxtaan biñ am. président Insa. waaw ma ne constitution biñ am. waaw lan nga ñuy leeral ci constitution bi ngeen am. constitution biñ am. waaw bi ngeen am lu ci nekk. constitution yi dictatorship. constitution biñ am. dafa nekk constitution bu bon. dafa nekk constitution boo xam ne dafa enable dictatorship. dafa nekk constitution boo xam ne dafa yombal dictatorship. parce que doole gi ñu jox président bi dafa bari. président la. waaw doole bu ñu jox président dafa bari et effectivement loolu mooy problème bi ñu am en Afrique de l'Ouest même je pourrais même dire ci continent africain bi yëpp problème yooyu la ñu am mooy il y a trop de pouvoir too much power to the hand of the president. mais yow bu la yàlla dimbali woon. bala ma la laaj question boobu sax li nga xam ne moom laa bëgg a tàmbalee mooy da nga doon benn icône ci Gambie ginnaaw demu Yaya Jammeh ñu jël la jox la nga diriger commission boobu nga xamante ne moom mooy indi réconciliation ci dëkk bi nit ñi juboo ñu baalante ku ci nekk nga ñëw wax li nga xam ne moom nga def ci régime Yaya Jammeh ngeen jël ay décision ndax da ngeen koy baal wala dafa am luñ koy yoon toppee. donc liggéey boobu liggéey bu am solo la ñu la ciy féliciter d'abord avec information yooyu yëpp nga xam ne am nga ko ci Gambie ci brutalité ci non respect des droits de l'homme boo doonoon président est-ce que pouvoir yooyu nga xam ne moom ngay wax léegi ne constitution bi daf koy jox président bi te mu bari trop est-ce que da nga koy wàññi wala naka nga koy organiser ba nga xam ne nit ki maanaam ki nga xam ne moom la ñu fal dina sentir pression ak obligation pour liggéeyal Gambie au lieu muy liggéeyal boppam. waaw loolu moom pour man en tant que avocat loolu yomba def man li ma njëkk a jàng ci maîtrise. mooy masters mooy comment on écrit loi. ñiy déglu nag nañ ma baalal ma dugalaale ci ay français parce que xam naa ne audience bi bari na ci ñoo xam ne waaw di français la ñuy dégg waaw mais so di ko man loolu laa jàng loolu laa def maîtrise mooy master 2 loolu li ma jàng mooy comment on écrit loi ni ñuy bindee loi waaw ni ñuy bindee constitution ak yooyu donc pour Gambie li gën a yomba mooy ñu génnee changement yiñ def ci constitution bi nga xam ne moom lañ amoon 1997 mooy 1997 constitution bi loolu constitution boobu la nga xam ne peuple bi ñoo ko defar so changement yi Yaya Jammeh def ci at yi passé yëpp mën nañ koo génnee teelu constitution ba amoon 1997 1997 xam nga boobu moom lu yomba la pour def beneen leneen liñ mën a def mooy comme que ñun Gambia
invest nañ $110 million pour defar constitution bu bees gaa yi rey ko parce que arrangé wu leen ci politique biñ doon dugga si nii parce que constitution bu bees bi daf wàññi na pouvoir yi président bi lu dul jeex wàññi na ci lu bëree bëri ba pare pour nga nekk président plus une voix da nga war a am 50 plus 1 vote 50% plus 1 vote pour nga mun a win election fi mu nekk raw gàddu lañ am loolu nekk ci constitution bi donc arrangé na leen foog nañ ne gën naa yi pour ñu gagné élection bi ci raw gàddu moo tax am na ci ñoo xam ne bëgguñ ñu woon constitution bi jàll moo tax constitution bi jàll mais investir nañ ci $110 million mooy $110 million loolu xaalis bu bari la wax ne nga dëkka bu tool mel ni Gambie ak suñ pauvreté ak suñ ñàkk lépp nga jël loolu yëpp taxañ ko sànni ko ci mbalit xam nga loolu dafa daw yaram investir xaalis bu toll noonu ci pour xam lan la nit ñi bugga li nit ñi bugga ñu wax ko ba pare ñu def ko ci document nga jël loolu taxañ ko sànni parce que arrangé wu la xam nga loolu lu doy waar la constitution boobu nag mun nañ koo ekkatiwaat dundalaat ko jàllale ko mu nekk constitution boo xam ne constitution ni peuple bi la parce que la fa nekk lépp peuple bi ñoo ko décidé nit ñi ñoo wax ne ñoom lii lañ bugga donc loolu suñ ko defoon problème bi yëpp dina jeex problème yi pouvoir bu bari mooy problème mu doole bu bari pour buur dina wàññeeku problème yi separation of powers bi nga wax nii dina wàññeeku yeneen problème yu bari dina wàññeeku waxuma ne constitution bu bees biñ doon jéem a jàllale waxuma ne dafa parfait de waxuma loolu ne dafa parfait no I didn't say that waaye li maa jéem a wax mooy génn na bi fi nekk nii lu dul jeex ba pare it ñun dañ investir $110 million lañ ci dugal te liñ ko ci defee mooy il y aura beaucoup de consultations yu dul jeex moo am entre commission bi ak peuple nga jël loolu yëpp taxañ sànni parce que arrangé wu la daw na yaram te métti waaye man bu ma nekkoon président yàlla ko yàlla def constitution boobu dañ koy ekkatiwaat in English we will breathe new life into it and pass it as the supreme law of this country dañ ci dugalaat bakken mu dundaat ñu jël ko def ko agronome bu Gambie parce que document bu baax la perfectut de benn constitution perfectut parce que constitution dafa nekk a product of political compromise compromis politique loolu lay doon so moo tax du parfait mais nag biñ defar bu ees nii moo gën di fa nekk téeméeri junne yoon constitution biñ am nii dictatorial constitution boo xam ne dafa promote dictatorship constitution boo xam ne àndut ak esprit démocratie àndut ak democratic spirit so looloo tax waaw moo tax mu doon constitution boo xam ne dañ ko war a tege boor voilà ñuy rappeler mbokku auditeurs yi que ñu ngi dalal avocat bu mag Ensa Fall nekk candidat ci élection yi nga xamante ne mooy am Gambia ma am beneen deuxième question bala ma lay bàyyi oui naam voilà dama am question bi ma lay bëgg a laaj waaw maa ngi lay dégg xam nga at yi nu génn dañoo li nga xam ne africains yi moom la ñu gën a seetlu te Gambiens yu bari di ko xeex maanaam di ko ñaawlu wala constaté ko mooy carence de leadership en Gambie mooy doomu Gambia yu bëri nga xam ne li ñu xarañee bëri xam-xam ñii doon ay avocat ñii doon ay businessman ñii nekk ci université yi di jàng te bu ñu paree du ñu ñibbi seeni dëkk pendant des années mooy at yu bare
may nuyu au passage ñoo xamante ne bi ma leen waxee doon suñu ay dëkkandoo nekk fii muy famille yu Idi Fall avocat Idi Fall fii ci Californie ñëpp xam nañ ko ñoom Babou Fall ak Ndey Ummi ak moom ci boppam avocat bi Idi Fall ñu ngi leen di nuyu ñu mel ni ñooñu ñu bari nekk à travers le monde ci àdduna bi yëpp dictatorship bu Yaya Jammeh tax ñu bari ci ñoom demuñu seen dëkk wala investir ñu seen dëkk yow mi nga xamante ne yaa jiite woon commission bi doon def réconciliation pour Gambie yi joxante loxo bokk nekk benn bëggante baalante bu la yàlla defoon président Gambie tey lan ngay def ci wàllu woowu pour que doomu Gambia yi nekk bitim réew ndax ragal a ñibbi wala ragal a perte seen investissement ci seen dëkk naka nga koy defee bu fekkee ne bokk na ci sa plan. xam nga ñu ci bari ci ñoom. waaw nekkut ne fi mu nekk lañ ragale ñibbi. bu yàggoon lañ ragaloon a ñibbi parce que la fa nekkoon. kenn ci ñoom bëggut investis Gambie. nguur gi teg ci loxo mbaa ñu indil la jafe-jafe yoo xam ne daf laa yokkal problème yoo xam ne soxluloo ko. dëgg la problème ñenn ñi am na sax ñu daan indi seen oto ñu nagu oto bi yu demee noonu daal. soo ñenn ñi xam ne problème yi corruption bi bari na bari goo xam ne yow bëgguloo sax lu la sonal ci loolu nga des bitim réew bañ a ñib si. waaw fi mu nekk nag ragal gi génn na ragal. ragal gi deñ na. Yaya Jammeh nekk mais nag jamono ju nekk ni ragal gi deñ na. fi mu nekk moom ragal amatu. mais nag lii affaire gi mooy ne ñu bari ci ñooñu establish nañ roots fañ nekk. dëkk nañ fa lu yàgg loo xam ne. pour ñu jóg rek ne xaaral ñu toxu Gambie day difficile. dëgg la day jafe. dëgg la xam nga waaye nag ñun Gambie dañ soxla ñii pour mu dëkk bi mun a développement accéléré. dañ war a sa ñii ñëpp dañ war a ñëw pour ñu mun a accélérer ñun suñ développement ñu bari ci ñoom dañ war a ñëw parce que dañ leen soxla. docteur yi ñu nga fa. ingénieurs yi ñu nga fa. comptable yi ñu nga fa. avocat yi administrateur yi ñu nga fa. duñ jeex te ñii ñëpp lañ soxla. donc fuñ jaar am plan boo xam ne dina mun a encourager ñii pour ñu mun a ñib si Gambie. ñeneen ñi mun nañ leen a indi ñu liggéey ci gouvernement bi parce que gouvernement soxla na compétence gouvernement bi soxla na effectif gouvernement bi soxla la ñu xarañ ñu bari ci ñoom mun nañu am place ci loolu mais ñu mel ni zaar yi saaka ñoo xam ne dañ nekk professionnel de haut standing liggéey gouvernement taxut leen a jóg ñu bari ci ñii dinañ bugg a def seen liggéey national ñooñu nuñ leen di indee Gambie moom mooy affaire bi fuñ jaar am plan d'action boo xam ne dina pare dina def encouragement pour ñi war na am système incentive boo xam ne comme maanaam ñu bëgg a ñeneen ñi ñëw ñu jox leen ne mun nañoo indi seen ñaari oto duñ fay benn duty duñ fay benn douane duñ fay custom duty ñu jox leen ay terrain pour ñu mun a tabaxal seen boppa ñeneen ñi sax ñu jox leen accès pour ñu mun a am ay loan ak affaire yi loolu yëpp système la boo xam ne dina encourager gars yi pour ñu mun a ñib si lii nekkul lu ees lii nekkul loo xam ne jàng ba yey kayit moo la koo xamloo xam àddina ak xam ni àddinay doxee rek dina la wax lu bari ci lii Ghana def nañ ko dëkk yu bari def nañ ko in fact UNDP am nañ programme boo xam ne dañ daan encourage returns pour xam nga pour wàññi what is called brain drain in Africa parce que ñun suñ borom xam-xam yu bari ñu nga toog bitim réew nekk fa duñ ñib si man kenn laa ci woon liggéey na plan international pour 20 ans mun noon naa teel a delsi mais waxtu boobu kenn xelam daju ko saka waxtaay mi Jammeh donc après Jammeh rek la nit ñi ñëpp ñëwaat donc lu bari mun nañ koo def pour encourager Gambien ñi ñu ñib si man ci plan yi ma am comme candidat mooy ne dañoo am programme ak diaspora bi man su ma yàlla dimbale woon ma gañe dinañ am bureau boo xam ne bureau présidence lay ne mooy office of diaspora support office diaspora support office ci office of the president muy dimbale waa diaspora bi ci lu bari
ñi bugg a ñib si dinañ leen dimbale pour ñu ñib si te suñ ñib see dinañ am ci loo xam ne dinañ ci téye loo xam ne lu dëgër la nga encouragé gars yi xam nga Gambie lan moo fa amul mooy business boo xam ne di business boo xam ne diw sàngama ngay boot sa doom bis façon business yooyu moo fay dox soo amee compagnie sax xëj na yow kee la mbaa yow yaa sa jabar mbaa yow yaa sa doom dañ war a nag door di ubbeeku ñu xel dimbale Gambien si organise leen Gambien lu nekk ci docteur ci Gambien États-Unis Amérique du jeex mun ngaa dajale si ñu bari ci ay spécialisation bi dimbale leen ñu créer société boo xam ne dinañ def hôpital Gambie boo xam ne spécialisation bii la ñoom ñëpp ñu ñëw liggéey ci nga mun nañoo def yu bari yu mel noonu yoo xam ne dina encourager ñu bari ñu ñëw ñëpp si ba pare idée bi mooy ne yes dama ne fii lañ ko déggee ci sunu kër FM ci candidat yi nekk Gambie yëpp Essa teg na loxoom ci góom nee na suma mbokki Gambien si ñu ne naam mu ne C as in Charlie B as in boy H as in Henry come back home doomu Gambie yi na ñibbi si seen réew foog naa ne ci one of the strongest slogan yi nga xam ne war nañ ko jëmale tey ci élection yi ci la bokk mooy di CBH business ba taxaw sax ne ci biir présidence bi dina fa am benn kuréel boo xam ne dara du fa def lu dul jokkale Gambien si pour ñu ñibbi seen réew je crois que lii ci politiciens yi ñëw Afrique yëpp maa ngi koy doog a dégg te ñu ngi la ci félicité yow excellence yi di la ci gërëm bu baax a baax ndaxte diaspora bi. jërëjëf kontaan nañ jërëjëf benn xeex bu fi amoon. jërëjëf man mi I was part of the Gambians yi nga xamee ne tukki naa fi dem naa London. mit naa di former vice president of the Gambia honorable Bakary Bunja Dabo mu ngi may dégg man ak congaan ànd nañ fu nekk ànd nañ ko ci Europe tukki fa lépp waxtaan na ak Gambien si nekk ci àddina bi yëpp amul kenn koo xam ne tey ci suma cell phone bi sa numéro nekku ci I was the only Senegalese person pour ñu jële fi Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh jóge fi mais Adama Barrow bi mu ñëwee lan la leen wax daf leen ne yéen ay génni béy ngeen mooy maanaam daf leen a saaga ne leen yéen génni béy ngeen ba tax na Gambien si nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp a discourage tey alaaji nan nga mun a def rek ci diir bu gàtt ci 4 weeks yi ñu nekk nii rek nga reconnecté waat ak diaspora bi indi leen sa wet jël élection yi li nga ci war a am nga am ko ci ñu xool fan la ñuy féete for a new Gambia. mais diaspora bi ñoom dañ am intérêt comme ñi nekk Gambia ci li nekk ci dëkk bi ñoom parce que lu ci métti lu métti Gambia rek luñ ren di Gambia rek seen loxo laay naaj parce que lu ëpp ci kër yi Gambie soo gisee Gambie suuxut tey diaspora bi bokk na ci li tax parce que remittances of almost half a billion dollars Gambien yi di ko dugal ci dëkk bi chaque an at wu ne loolu duwut lu tuuti in fact sax li Gambien yi di dugal ci réew mi jëlee bitim ëpp na foreign domestic foreign investment ci ñoom lay affect dina parce que ñi nekk ca réew ma ñoom ñoo leen amee soo ñoom dañ am interest pour gis ne lii xew Gambie nekk na loo xam ne lu baax la te njëriñ na waa réew ma loolu dafa sax dafa wàññi ñoom seen problème dafa wàññi seen dépense bon ñoom nekk seen devoir pour ñu seet ci candidat yëpp kan moo gën pour Gambie ñoom ñu dimbale kooku pour mu jàll waaye man li ma wax mooy ne man foo seetee sumay programme diaspora support office bi ma wax ne moom la ñoo li moo def rek nekkut sax bokk na ci programme yi mooy ne pour dimbale leen ñu def investissement ci dëkk bi xam nga ñu bari ñu ngi bitim réew dañoo yónnee xaalis Gambie xaalis bi ñeneen ñi jël ko takkee ko jabar ñi jël ko defee ko nene
ah xam nga Sénégal Gambia utee naag Sénégal am na banque de l'habitat soo nekkee bitim réew nga bugg a kër Sénégal mun ngaa dugal sa xaalis banque de l'habitat ñu dimbale nga Gambie amul loolu soo ba tax nag ñu bari dangaa jël seen nijaay bu mel ni Modou Fall dénk ko sa xaalis mu dem tëkkee ko si mbaa mu benn ci nekk comprendre soo xam nga loolu dafa métti ku nekk bitim réew liggéey ba di def ñaar ñetti liggéey pour dajale xaalisam yónni ko loolu dal ko ci soo suñ man bokk na ci suma plan yi pour am lu mel ni banque de l'habitat bi comme bi Sénégal am xam nga Gambia am nañ Housing Finance Corporation mun nañ ko expand def ko sort of a banque diaspora bi dugal ci seen xaalis ku bugg a jënd kër dugal foofu sa xaalis temps sa plan ñu defaral la kër xam nga loolu yëpp dafa encourager diaspora bi dina leen dimbali bokk na ci tam ci suma plan yi mooy Gambia li fa gën a métti mooy nga liis kër nga jënd kër ba pare bugg a am titre yi nga soxla yëpp moo gën a métti Gambie mun nga koo dox fukki at process bi du jeex mooy pour nga liis a document in Gambia mun nga koo dox 10 years process boobu du jeex parce que process bi it's rigged process bi dafa bari corruption so pour ñun si konka difficile na ci koo xam ne mu ngi dëkk ci réew mi amin dafa gën a difficile ci koo xam ne mu nga bitim réew donc ñun bokk na ci suma plan yi mooy am section boo xam ne président boo xam ne mooy dimbale waa diaspora bi pour ñu def transactions yi pour ñu get leases done very quickly maanaam toppatoo kayit yooyu pour nga xam ne seen kayit seen terrain yi dina am titre bi mu war a am so loolu yëpp bokk na ci tam nguur gi ñun nguuri Gambie dafa tuuti amuñ du yenn doole yi amuñ yenn moyens yi ba pare amuñ yenn spécialisation yi ci ñi faa liggéey mais Gambie yi yaa ngi ci biti di liggéey am liggéey yu extraordinaire am position yu doy waar donc ñooñu duñ ñib si Gambie mais bugg nañoo dimbale réew mi ñooñu mun nañ leen a organiser noo xam ne dinañ di bugg di liggéeyal nguur gi chaque week-end yu demee noonu seet ko ci docteur yi par exemple nga am spécialisation boo xam ne amut Gambie waaw mun nañu def consultation ci internet mun nañoo def video call conferencing consultation mun nañoo def video call au Zoom xam nga xam ne danga malade bi dafay toog Gambie docteur baa nga toog États-Unis mu defal ko interrogation ba pare defal ko prescription intervention loolu yëpp mun na ne dëkk yu bari ñu ngi koy def Gambie it mun nañ koo def su ko defee Gambien yi ñu ngi nekk États-Unis waaye ñu ngi liggéeyal Gambie di ñu dimbale chaque week-end mbaa saa yor nit jàppatule rek mun nañoo defal liggéey seetal ku mel ni am na benn docteur bu nekk Gambie foog naa orthopédie la ne waaw foog naa orthopédie la ne ki dee defar genou yeeg affaire yooyu xam nga waaw kooku mënoon naa nekk sa États-Unis di def consultation ci yenn yi nga ñu won ko tànka bi nataalal ko mu xool affaire bi jox leen direction def leen nangam def leen intervention temps ou intervention tel loolu yëpp mun na ne ñun bugg nañ suñu yàlla dimbalee ñu gagné élection yi ñu organiser système médical bi mu demee noonu nga xam ne mun ngaa toog Gambie di gisee docteur bu nekk États-Unis mu dimbale la parce que bu nekk Gambie affaire bi dina gën a yomb loolu yëpp mun na am so li Gambie ak diaspora bi mun a def dafa bëri waaye li ci gën a garaaw mooy man plan bi ma am leneen li ci gën a important mooy ñun pour suñ dëkk dem kanam dañ war a wécci niñ dëkkee parce que développement yëpp copie la yëpp da ngay copie
da ngaa seet ñeneen ni ñuy defee nga defee noonu nga am liñ am dem kanam yokkute lañ ci bugg suñ dëkk yi cité yi war na gën a set bâtiment yi war na gën a correct pour ñu def loolu man bokk na ci plan yi ma am mooy comme Gambien yi dëkka comme fu Angleterre nga jox leen benn cité ne leen fii nañ ko tuddee benn gox ci Angleterre ñu defar yoon yeeg yëpp ne leen kër yi nag dañ leen koo jox waaye da ngeen koo tabax comme na ngeen dëkkee Angleterre mbaa lu ko gën waaw indi leen say en plat ñu jox la terrain nga tabax ñu jox la juré boo xam ne si nga koo tabax ba pare ñu defar ko ñu jox ñu soo leen ko tabaxee ñu jox leen certificat d'excellence mooy ne fii place boo xam ne la place royukaay la non yéen doo ñu jox leen ay bénéfice comme kay yéen a ngi am certificat boobu ñu ngi leen di jox ay bénéfice yi mooy doo fay impôt par exemple waaw doo fay impôt doo fay impôt taxe pour propriété bi waaw comme kay yéen a ngi am certificat d'excellence doo leen fay waaye soo leen ñàkkee certificat bi da ngeen di door di fay lan mooy tax doo leen ñàkk certificat bi mooy ngeen maintenir place bi ni mu setee maintenir place bi ni mu organisé wu pour ñeneen ñi mun koo teg bot xool ko soo defee xam nga Angleterre loolu dafa daan am ma nekk Angleterre loolu dafa daan am gis nga am na boutique buñ daan ooyee Harrods moo gënoon a seer ci boutique Angleterre lan la taxoon Harrods nit ñi yëpp naw ko enu ko mooy ne parce que Queen seal bi moom lañ fa def as a stamp of approval ne Queen Angleterre moo endorse boutique bi ne lii comme loo xam ne soo jaalee tali bi jëndee ko $5 soo duggee 25 ka stamp of approval bi am looloo taxoon soo ñun mun nañoo def créer scheme yoo xam ne dina encourager nit ñi pour ñuy def yenn yi yow soo dëkkee gox bi nga gis ne ñii day ñii fayuñ yenn taxi parce que ñu ngi maintenir seen place bi ak benn standard ñeneen ñi dëkkee beneen boor bi mun nañ koo jéem a def ñoom it xam nga so système la rek pour encourager nit ñi xam nga so ñun liñ mun a defa diaspora bi dafa bëri seetal rek par exemple xam nga diaspora bi suñ munee yónnee $500 millions $500 millions ci at bi xam nga ñooñu yónnee wuñ liñ am yëpp de waaw mais ku leen encouragé mun nañoo yónnee lu ëpp loolu mais mun nañoo def ay bonds mun nañu leen a créer yenn investissement yoo xam ne ñun Afrique liñ gën a ëppale nga xam ne kenn ëppale ñuy ko mooy naaj waaye ñun ñu ngi dee ci électricité boo xam ne essence lay dawe soo gënoon na pour ñu investir ci solar loo xam ne la courant la boo xam ne ci naaj bi lay jóge waaye ñun duñ am njëgam pour def ko ci suñ créé woon société boo xam ne diaspora bee siy dugal seen xaalis ne dinañ def société boo xam ne dafa jox génn wàlli Gambie électricité boo xam ne ci solar laa jógee par exemple $1 milliard la war a jar mais diaspora bi dans 3-4 ans war nañ faa mun a dugal loolu Gambie yëpp ëpp doole gi yëpp am courant mu nekk société boo xam ne dañ koo doxal comme société yi nekk bitim réew xam nga suñ defee loolu problème yi courant gu bari dina wàññeeku Gambie diaspora bi dinañ dugal seen xaalis foo xam ne fu wér la mu doon xaalis boo xam ne day liggéey xaalis nga wàññi problème yi courant bi Gambie pare diaspora bi gis ci seen boppa te leen na la foo dugal sax xaalis muy liggéey di nga fa bugg a dem soo ñu bari ci ñoom dinañ bugg a ñib si parce que dugal nañ seen xaalis ci réew mi so loolu moom xam naa ne dal na xel ci gars yi diaspora bi so xam naa su dee gaa yaa ngay déglu de maa ngi leen a ñaan ne buñ kontaanee rek nañ woo seen waa kër ne leen sànnil leen Essa Mbye Fall. voilà dinañ ko dégg li ma la bëggoon a laaj rek mooy ci diggante Sénégal ak Gambie. ndax président yu bëri dañ fi jàll échoué ko muy maanaam failure buñ def ci diggante collaboration entre ñaari dëkk yooyu ak niñ jegee culturellement
religieusement ak politiquement moo tax ma lay laaj instant nan nga koy approcher pour boole ñaari dëkk yooyu ñu nekk benn. ma fàttali leen rek ñiy déglu ne Djibo Ka waxoon na fi Sénégambie entre le peuple loolu réalité la. Gambie nag ak Sénégal man Gambie ak Sénégal benn la parce que nit ñi ñëpp benn la kër goo dugga Gambie am nañ connexion Sénégal li tax ma waxee ko loolu mooy parce que kër yoo xam ne Sénégal amuñ dara ak di fa Gambie waaye kër gis Gambie am na dara lum defa Sénégal ba tax ñaari réew yi seen diggante jéem koo rafetal jéem koo def mu jaar yoon waaye nag ànd boo gis dafa am ci ar say leer yuñ ko war a teg mu am base yu solide fondation bu dëgër boo xam ne ci kawam lañ ko war a teg xam nga lii ñu ngi wax souveraineté de deux nations de deux états mooy souveraineté lu important la te souveraineté amul souveraineté bu gën a rëy ak souveraineté bu gën a ndaw souveraineté yëpp c'est pareil yëpp ñoo dañ war a teg lépp mu ñu am relation boo xam ne c'est gagnant-gagnant mooy relation boo xam ne is a win-win situation for both countries xam nga ñun waruñoo nangu a relationship of imbalance or a relationship of exploitation waruñoo nangu relation boo xam ne benn pays mooy jekku morom ki toujours benn pays boo xam ne moom mooy jël ci keneen ki toujours waruñoo am relation boo xam ne benn pays mooy bës keneen ki toujours di ko bousculer waruta su dee ne ñun dañ déggu ci relation bi ne Gambie Sénégal benn la waruñoo def de telle sorte ñaari dëkk yi benn lañ nit ñi benn lañ gouvernement yi ñoo différent politique bi moo différent mais le peuple sont les mêmes peuples bon dañ war a def boo xam ne ànd gi dafay non seulement ne ànd gi dina neex mais ànd gi tam na rafet ku ko jëlee noonu nag relation bi day gën a yomb suñ defee relation yi ne kii dina jéem a bës kële mbaa kii bon mu doon situation bu difficile mais diggante ñaari réew mi macha allah nit ñi ñëpp benn lañ Gambie ak Sénégal benn lañ même langue la ñuy wax même culture lañ am kër yi nga fekk Gambie rek nga fekk Sénégal les mêmes familles la bon war nañoo mun a ànd gu rafet war nañoo nekk modèle en Afrique war nañoo mun a doon donc parce que rek cabinet bi la rek ak saal bi cabinet bi la rek ak saal bi bon ñun ñëpp ñu ngi ci biir néeg bi so bon nag war nañoo mun a ànd bu rafet dëkkin bu rafet ñu bokk ndeya baay nag dinañ bëgg di xuloo léegi mais nag suñ demee sax ba xuloo war nañoo mun a am niñ ko règle bu yomba boo xam ne du lor kenn pour man loolu mooy base yi diplomatie entre Gambie et Sénégal. jërëjëf excellence ñu gërëm la bu baax ci ñëw bi nga ñëw ma bàyyi Mohamed mu tàggal ko parce que def nañu waxtu ak yow ci waxtaan wi Mohamed. inshallah jërë ngeen jëf. on December the 5th boo jëlee réew mi nga boole ñu ci rajo yi nga xam ne ñoo lay njëkk a interview man loolu rek laa lay ñaan. jërë ngeen jëf yàlla seen ñaan nangu. affaire yi moom xam nga ni affaire yi moom yàlla na ko yàlla def su boobaa ñun dañoo accessible pour tous les presse képp ku ñëw dinañ fa nekk dinañ bokk ci journaliste yi la njëkk a interview inshallah dinañ accessible to all the press ku ñëw ñu grant la am interview xam nga ñun moom interview yi duñ koy daw parce que la ñuy wax ci biir la ñuy wax ci biti toujours rek ñu ngi ànd ak transparence ak déggu ak correctness boo xam ne yaakaar nañ ne ku nekk in public service loolu nga war a def so jërëjëf kontaan naa ci interview bi ñaanal leen ñu yàlla
ñu jox leen ñu dig leen ne auditif bu soobee yàlla buñ ne wiiw King Essa Faal di ngeen am interview bu soobee yàlla yàlla na ci yàlla def jàmm jërë ngeen jëf kontaan ne jërëjëf kon nag suñu mbokki auditeurs yi yéen a ko dégg tey ki doon dalal mu nekk gan solo mu nekk Essa Faal léegi moom moo nekk bëgg ci position bi pour élection yi xew Gambie seen émission nag diaspora mu ngi leen di jox ndaje ba beneen yoon jërëjëf Diawar tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa